asalaamaaleykum mbokk ñi déglu ci suñu émission li xew ci dëkk bi tey ñu ngi fii ci hôpital régional bu Thiès jàkkaarloo fii ak kenn koo xam ne dañ koy bàyyi mu présenté wax ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dund en tant que ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci hôpital bi waaye tamit jafe-jafe yi nga xam ne malade yi fi ne ñu ngi koy dund ak tamit li nga xamante ne moom mooy personnel soignant bi fi ne li nga xam ne mooy ay jafe-jafe ak tamit wàllu bi nga xam ne nguur gi moom moo ko war a yore ci li nga xamante ne mooy hôpital bi ci wàllu ndàmpaay loolu nekk loo xamante ne moom dina ci àddu incha allah sëñ bi na nga def. maa ngi tudd Ngoma Niang man maay secrétaire général syndicat autonome de la santé bu sous-section centre hospitalier régional Ahmed Sakhir Ndiéguène bu Thiès. waaye maa ngi lay gërëm di la sant si setsi bi kontaan naa si di ko rafetlu bu baax nag ñun nag syndicat lañ boo xam ni bi ñu sampeek léegi defaguñu at waaye si diggante bi ñu xoolee càmbar problème mu hôpital bi xool nañ xam nañ fekk nañ fi daal benn maanaam ay liggéeykat yi ñuy wax personnel contractuel yoo xam ni daal vraiment seen àq ak yelleef jotuñu ko comme ni ñu ko war a jotee waaye boobu ba léegi ñu ngi muñ waaye nag bu ñuy wax dëgg te yàlla rek tax maanaam directeur bi fi nekkoon directeur yi fi jotoon jaar maanaam ñoom ñoo taxawul ni ñu waroon taxawee ba problème boobu raam ba egsi fii nii waaye directeur bu bees bi fi nekk nii ñu koy wax Babacar Mané wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ba tey moom au moins gis nañ ni daal mu ngi siy góorgóorlu mu ngi siy def ay jéego yu rafet pour maanaam ñu jéem a fexe ba personnel bi jot seen àq ak yelleef kon moom gërëm nañ ko sant nañ ko te ñu ngi ñaan personnel bi yëpp aussi ñu jàppale ko pour maanaam li muy mbëbët pour personnel bi yàlla ànd ko mu mun leen ko defal ndax wax dëgg yàlla tey moom mooy boroom kër gi te moo njabootooy kër gi yëpp problème yi nag yi ñu fi fekk moom bëri na parce que tey booy xool bulletin de salaire yi am na indemnité de risque bi nag moom wax dëgg yàlla bi muy ñëw sax daanaka defe naa amul woon waaye fexe na daal ba commencé na ko liggéey ba indemnité de risque bi fi ñu toll nii mu ngi ci ñeenti junni maanaam 20 000 mais ñun ñëpp xam nañ ni texte yi li ñu wax mooy indemnité de risque boobu 50 000 la war a nekk loolu aussi waxtaan nañ seeg moom am na liggéey bu am solo buñ ci nekk di def ak moom parce que dañu waxtaanoon ak moom ne ko weer bu nekk na dugal junni comme ça balaa ñuy dem décembre indemnité de risque bi dina mën a mat fukki junni comme ça déwén ñu mën a waxtaan ci suggestion bi jéem a xool naka lañ koy def gis nañ tamit ni transport bi yokku na ko 16 500 loolu tamit muy lu ñuy rafetlu ndax transport bi mu ngi woon ci 13 500 donc daal ak li ñuy wax nag motivation catégorisée bi nga xam ne nag tey boobu booy xool moom mooy le nerf de la guerre parce que tey booy xool personnel contractuel yi am na ñoo xam ni daanaka ñaari junni la ñuy am motivation weer ak weer te nag ñoom comme li may faral di wax toujours rek contractuel yi tey ñoom moom hôpital bi ndax ñun ñi nga xam ne ñun dañoo am statut doon ay étatique nga xam ne état bi moo ñuy recruter embauché ñu affecté ñu fii ci hôpital bi suñu demee ba gisatuñ suñu bopp ci hôpital bi suñu neexee mun nañu bind état bi yóbbu ñu feneen mais contractuel bi nga xam ni moom hôpital bee ko jël fii lay liggéeyee kooku wax dëgg yàlla fii lay retraité moo tax ma bëggoon ñu xoolaat système de rémunération boobu ba pare jéem a waxtaan jéem a indi beneen grille boo xam ni au moins contractuels yi dinañ ci mën a gis seen bopp parce que tamit réforme hospitalière bi lu mu wax leer na dafa ne dañuy génnee 25% des recettes ñu séddale ko personnel bi ñëpp tolloo loolu mooy motivation mais man li ma constaté mooy hôpital régional Thiès amul motivation li ñuy fay mooy indemnité de qualification parce que dañu ne médecin spécialiste bi du tolloog médecin généraliste bi du tolloog technicien supérieur bi du tolloog sage-femme beeg infirmier d'état beeg ñu wàccee ko noonu kon loolu du motivation loolu indemnité de qualification la may ñaan aussi loolu am na ñoo xam ne tey arrangé na leen am na ñoo xam ne arrangé wu leen nañu delloo ci xel yi ñu toog autour d'une table ñun ñëpp ñu waxtaan ñu def ko rien que pour l'intérêt des contractuels parce que contractuels yooyu tey booy xool médecins yi ñu ci bëri ñooy ay chef de service ci hôpital bi kon contractuels yooyu seen personnel lañ moo tax loolu daal bëgg naa wax dëgg yàlla ñu xalaat ci waxtaan ci réfléchir ci fexe ba maanaam fii ak 2016 ñu jéem a xool naka la ñuy def ba indiwaat beneen système de rémunération boo xam ni wax dëgg yàlla personnel contractuel bi nañ ci mën a gis seen bopp. donc tey en tant que syndicat loolu nga xamante ne bëri nga ko ci sa wax mooy ci wàllu personnel soignant bi ak ñi fi ne ba tamit dañuy wax tuuti ci problème yi nga xam ne ñi fi ne muy malades yi ak les accompagnateurs yow nan nga leen gisee. waaw man moom xam nga ku dee ak sa bàmmeel te nit ki moom booy waxal sa diggante ak yàlla. hôpital bi tolloon nañ foo xam ne dëgg dañoo respecté wul woon population bi parce que tey mënoo fi ñëw di faju parce que dafa am lu ñuy wax service d'aide au diagnostic maanaam lu mel ni laboratoire lu mel ni rajo docteurs yi ñiy faj
du ñu yàlla du ñu yonent ay nit kese lañu bu ñu la bindalee pour xayma maanaam li la dal yow xool sa yaram saytu ko dañ lay bindal nga dem def analyse wala rajo mais wala ay scanner wala ay fibroscopie mammographie yooyu yëpp si la bokk mais dañoo constaté woon ni moo ñooñu bu ñu ñëwee fii si hôpital bi boo yor ñëw ñu bindal la bulletin nga dem war ko def nga ñëw ñu lay jox rendez-vous fii ak ñaari weer fii ak weer ak genn wàll loolu te docteur bi di xaar résultat yi pour mun la bindal garab loolu du dëgg du yoon te rafetul moo tax loolu aussi ñu ngi lancer un appel ñi nga xam ñu ngi si biir hôpital bi di fi liggéey maanaam nekk si service yooyu ñu tàmbalee ko si chef de service yi nañu réorganiser waat seen service yi ba loolu dañ fi malade bu ñëwee tey war a def analyse wala rajo wala mu war a def ay mammographie wala scanner wala yenn yi nga xam ne da lay dimbali docteur bi mu mën a saytu sa feebar mun la faj yooyu gaaw lu jëm si mbirum VPA itam même chose la loolu yëpp ñun gëstu nañ ko ba xam ko nit ki nag maanaam da ngay honnête mooy yow da ngay xool sa diggante ak yàlla sa aqulaay taalaa parce que tamit li ñuy liggéey nii suba dinañ ko layoog yàlla ñu xool tey li nga xam ne tey moo mën a dimbali population bi ñu taxaw si ba pare nag ñuy fàttali nag tamit que ni nag hôpital bi population bee ko moom parce que hôpital bi tabaxaluñ ma ko man mii Ngoma mi nga xam ni man fii laay liggéeyee dañ ko tabaxal population Thiès yi fiy ñëw faj see donc tey population bi bu ñu fi ñëwee dañ leen war a jàpp vraiment maanaam dañ leen war a def ay buur ndax tey blouse bu weex bi ñuy sol rek ñun bu fekkee respecté nañ blouse bi rek war nañ fexe ba population bi képp ku fi ñëw faju si lépp lu ngay wut si nga am ko personnel bi nekk si hôpital bi tam population bi ñëw fii di fi faju si tamit vraiment nañu am yar si ñoom considérer leen teg leen seen place xam ni hôpital kenn sabab lu fi ñëw ku fi ñëw da nga jaaxle te nag wax dëgg yàlla blouse bu weex boobu tax ñu lay fay fin du mois nga mun si dem yor sa njaboot mun si teral sa ay waajur rien que cette blouse blanche là war na mun a tax vraiment bu fi malade ñëwee nga considérer ko vraiment def ko ni sa bopp lépp lu nga xam ni moom moo ko fi indi nga taxawu ko si pour ay mbiram gaaw. ci biir wàllu boobu parce que dañuy gis léeg-léeg ñu ne am na ñoo xamante ne dañu yore ay blouse blanche nekk fii war a liggéey waaye dañu dem ci yeneen service yi nga xam ne ay privé lañ nekk fa ba tax ñi nga xam ne mooy malade yi bu ñu ñëwee war a am seen rendez-vous ñu koy pousse ay ñaari weer ñetti weer. waaw loolu moom je pense que nii loolu yëpp dégg nañ ko fii dëgg la loolu nag booy xool tey jii nii maanaam ñi koy gën a def mooy maanaam ñi nga xam ni ay docteur lañ parce que ñeneen ñi sax ay techniciens supérieurs yooyu dëgg la dinañ dem liggéey ci clinique yi waaye ñoom duñu chef de service yi docteurs yi lañu. loolu nag man administration laay wax de loolu moom je lance directement un appel au directeur moom moo war a jël ay matuwaayam ak ay responsabilités am fexe ba waxtaan ak médecins yi taxaw liggéey ci biir hôpital bi respecter malade yi parce que clinique yi moom mu ngi fii kenn mënul tere benn docteur nga dem liggéey ci clinique mais maanaam yow defal sa wareef maanaam li nga séq ak hôpital bi soo ko defee ba wàcc ko bu la neexee fu la neex dem liggéey parce que li nga jàng bi nga koy jàng kenn fekkeewu ko waaye tey li nga wax dëgg la population bi am na ñoo xam dañuy jóge ba ay Jurbel wala jóge fel fu sori ñëw ran ba egg ci buntu docteur bi ne la juróomi nit laa jël wala fukki nit laa jël loolu rafetlu wuñ ko moo tax médecins yi ñu ngi leen di ñaan ñoom tamit vraiment nañu delloo si waat seen xel jàppale population bi te xam ne liggéey bi sax da nga siy mën a jaamu yàlla te tey loo si def suba lu rafet yàlla fay la ko. ñu wax ci wàllu approvisionnement intrants yi nga xam ne c'est des intrants soignants fii ci hôpital bi maanaam ci wàllu pharmacie. waaw loolu nag ñu siy gërëm directeur di si gërëm administration bi ak son entourage muy staffam parce que nag wax dëgg yàlla hôpital bi moom ay jumtuwaay yi ñuy liggéeyee du fi manqué moom intrants yi service boo dem xëy na du ñàkk nag ay benn parce que loolu mënul ñàkk mais nag wax dëgg yàlla man bi ma fi ñëwee daaw ba ren amul benn service booy dugg maanaam jumtuwaay yi ñu war a liggéeyee amuñu ko tey bu ñu jëlee exemple laboratoire bi réactif yi ñuy liggéeyee directeur da siy taxaw ba fournisseurs yi bu waxtu bi jotee ñu fay leen seen xaalis ñoom tam bu ñu waree livrer yeneen commande ñu livrer ko rajo mosoo dugg ñu ne la cliché rajo amul wax dëgg yàlla moom loolu taxaw na si mu ngi ciy liggéey ba wax dëgg yàlla personnel bi tey bu dul comportement agent yi rek population bi saa yu ñu fi ñëwee lépp lu ñu war a mën a lijjanti pour fajoo ko fii war na mën a gaaw parce que lépp a ngi sur place. est-ce que di ngeen am cas yoo xam ne dañuy cité ngeen yóbbu ko Dakar yooyu cas ñaata lay doon par weer wala par at. déedéet loolu amul du bëri sax loolu même bu amee bëriwul parce que tamit ay malade dañuy jóge ay Diourbel Kaolack ñëw fii parce que ñun dañu am ay spécialités yoo xam ni daanaka yëpp yi am Dakar yëpp am na fii am nañ neurochirurgien am nañ chirurgien orthopédiste am nañ ay chirurgiens yi opéré am nañ ay médecins généralistes donc tey jii nii maanaam soo jëlee par exemple hôpital Kaolack amul neurochirurgien fii am nañ ORL moo tax man la plateau technique Thiès maanaam nu mu relever rek la war na mun a tax tey population bi njàqare dañ si ñoom si mbàll si wàllum faj parce que tey ñun ñëpp xam nañ ne këru docteur lañ nekk mais kër gii ñu nekk di hôpital régional bi wax dëgg yàlla directeur bi
man de moom laa fi fekk yeneen directeurs yi fekkantewu ma fekk ñoom mais moom wax dëgg yàlla mu ngi taxaw si liggéey bi taxawaay boo xam ne di contractualiser ay médecins te médecin spécialiste yow xam nga ni boo xëy contractualiser lu mu dee di nga ko fay 750 wala 800 000 par mois mais jël nañ seen ay matuwaay di leen contractualiser maanaam gën a relever plateau technique bi pour ñu mën a taxaw ñoom mën a faj population bi njàqare bañ a am parce que yooyu la ñuy gën a éviter mooy évacuation yi parce que tamit Thiès dëgg la soriwul Dakar tey boo demee Fongolemi wala Pété wala nga dem Tambacounda si biir wala ay Missirah wala Kédougou ñooñu tey am na ay malades yu fay am dañuy jaaxle sax pour mun leen rallier ñu egg Dakar le plus rapidement possible tey boo ñëwee si par exemple problème insuffisance rénale yi ñuy wax hémodialyse yi ñuy def nii tey am na say hôpital yu bëri yu nekk à l'intérieur du pays duñ ko def soo amee problème malade bu mel noonu dañuy obligé indi ko Dakar te lu si ëpp oto lañ koy indee malheureusement ñu si bëri dañuy des ci yoon bi moo tax tamit ñu doon interpeller nguur gi tamit problème yooyu ñu jéem si wut ay saafara jéem a xool hôpitaux yi naka la ñuy def ba créer leen ay centre hémodialyse rien que pour l'intérêt des peuples. ci wàllu équipement service ambulancier bu hôpital régional bu Thiès est-ce que jaar na ci yoon. waaw service ambulancier bi jaar na si yoon te wax dëgg yàlla service administratif et financier bi ñoom aussi ñu ngi siy liggéey boo xam ni saa yu évacuation waree am day fekk ambulance bi d'abord mu ngi plein en essence. parce que loolu saf bi le chef du service administratif et financier monsieur Ly bi mu ñëwee man de fekkeewu ma ko mais après bi ñu si waxtaanee moom moo ma ne Ngomam damaa teg benn stratégie boo xam ni chaque fois bu ñu nee évacuation am na rek na fekk ambulance bi am plein essence nga xam ni dañuy yee chauffeur bi rek teg malade bi yóbbu léegi nag ñuy ñaanaat tam ay jumtuwaay ndax jumtuwaay moom lu mu gën a bëri gën a yombal liggéey bi tey bu ñu amaatoon yeneen ambulance médicalisée am ay ambulanciers yoo xam ni vraiment ñoom dañ leen former si loolu indi leen hôpital soit état bi recruter leen wala collectivité locale yi lu mel ni ay conseil départemental recruter leen indi leen comme un personnel d'appoint à l'hôpital je pense que loolu aussi dina gën a doon yombal liggéey boobu. li nga xam ne mooy équipement ci biir salle yi nga xamante ne fa la maladie ne est-ce que équipement yooyu jaar nañ ci yoon. waaw équipement yi moom bon jaar nañ si yoon am na nag yoo xam ne du ñàkk des fois comme li ñuy wax la vétusté du matériel day am parce que matériel bu yàgg fenn de temps en temps day dem ba commencer yàqu tey comme man fi may wax ak yow ñun service bi ñu nekk nii Terre des Hommes nga xam ni moom mooy def kinésithérapie di def appareillage orthopédique tey boo xool machines yu bëri fii tàkkatul donc yooyu yëpp administration bi aussi war na si mën a gëstu jéem a wut ay partenaires jéem a xool nu mu koy saafara la temps yële passé ñu ngi doon dégg tamit maternité que cabine yi sax dafa amoon ay problème waaye gis nañ administration bi ñu ngi taxaw di ko xool lu koy saafaraal xam nga kër moom li ñuy wax rek tout ne sera pas rose kër moom doo dugg ne kër gi lépp jag na waaye nag wax dëgg yàlla li war a tax maanaam faj bi jaar yoon moom mu ngi fi moom wax dëgg yàlla. li nga xamante ne tey moom mooy wàllu nguur gi ci hôpital bi parce que nguur gi dana jël ay ndàmpaay di ko jox hôpitaux yi nekk ci biir dëkk bi est-ce que tey loolu jaar na ci yoon par rapport ak seen budget fonctionnement ak seen masse salariale ak li nga xamante ne moom mooy seen i soxla. waa li ñuy tàmbalee sax mooy subvention état bi parce que subvention état bi tey boo xoolee position hôpital Thiès nga jël plateau technique bi nga xool ñaata spécialité moo am ci hôpital bi ñaata docteur spécialiste la hôpital bi di recruter rien que pour l'intérêt des populations pour faj bi jaar yoon ñu éviter évacuation yi éviter malade bu ñëw tëdd ñaari fan doo gis docteur bi la war a faj ba pare Thiès aussi doon Carrefour tey malade yu bëri dañuy jóge ay Diourbel ay Joal ay Touba ay Kaolack ñëw fii di fi faj si loolu rek buñ ko xoolee état bi war na mën a xoolaat subvention bi muy jox hôpital bi yokk ko parce que tey subvention boobu ñun ñëpp ñu ngi wax ni subvention bi dafa tuuti parce que xam nga tey bi ñuy wax budget c'est une prévision de recettes et de subvention yow mun nga ne tey par exemple dama bëgg def 25 millions par mois wala dama bëgg def 30 millions par mois ñu budgétiser ko par at mais yow doo def sax fukki millions ak juróom wala fukki millions ak juróom ñaar ngay def léegi chaque weer dina am benn gap boo xam ne yow si budget bi yaa ngi ko doon calculer mu def déficit léegi état bi nag wax dëgg yàlla moom dañ leen di ñaan loolu du ay revendication syndicale dañuy ñaan balaa déwén 2016 ñu revoiraat subvention bi yokk ko rien que pour l'intérêt des populations bi si topp nag moom defe naa boobu mooy li gën a xëtt suñu xol mooy li ñuy wax mu neppat motivation nationale bi ñu war a jox contractuels yi nga xam ni tey dañu ne képp koo xam ne am nga contrat à durée indéterminée muy CDI buñ la recruter si suba sa ki la embauché da ko war a jël yóbbu ko inspection du travail inspecteur du travail bi approuvé ko bu ko approuvé ñetteelu fan bi si topp yow da nga ko war a jël yóbbu ko ministère de la santé ne leen ñii ak ñii man maa leen jël man maa leen recruter embauché leen di leen fay ñu ngi si hôpital bi di liggéey su boobaa dañuy bénéficier wu
si avantage du ministère de la santé et de l'action sociale mooy li ñuy wax NEPAD nga xam ne chaque ñetti weer lañ koy fay fanweeri junni la 150 000 agents yëpp am nañ ko. loolu nag ñuy ñaan ministre bi nga xam ni moom ñëpp xam nañ ne bëggul injustice parce que bu ma la joxee tey exemple indemnité de risque li ko indi moom bi ko Jean Collin ñëwee di nuyu si benn ndaje dafa ne s'il vous plaît monsieur man de si hôpital bi laa jóge nii sama loxo yi xaw ma ndax suyee nañu wala suyee wuñu si fekk boobu am na benn syndicat du ma tudd seen tur ñu ngi doon xeex pour indemnité de risque am si la Jean Collin tourné ne wax dëgg yàlla kat ñii indemnité de risque bi ñuy xeex nañ leen ko jox mu tàmbalee 2 junni dem 10 junni. kon madame le ministre boobu tey ñun ñëpp xam nañ ni nit ku baax la buggul injustice xëy na peut-être li am fii Thiès da ko dab ndax bu ñu recruter woon avertir ko wala ñu avertir cabinet bi amaana sax moom boobu nekku fa woon waaye bu ñu leen avertir woon dinañ leen wax boo leen di recruter leen nii ak nii waaye nag dañuy wax bu ndox tuuroo am mbaax fa des comme li am na ba pare ñu ngi ñaan yàlla ñooñu 159 personnes lañu envoyé nañu liste bi bëgg nañ ñu jël leen en charge ci 2015 bi ndax dara gënul metti nag ngay liggéey ak sa naataangoo sa nawle ngeen bokk service liggéey bi ngeen di def yéen ñaari ko tolloole mu ëppale la xaalis. non seulement loolu c'est frustrant mais c'est même humiliant ñun nag loolu si man sama xalaat laa wax bu gàtt defuñu ko revendication syndicale ministre bi moom moo ñu njaboote mooy sunu kilifa dañ ko ñaan parce que tey bu ñun Thiès boo gisee génn ñu ay grève ak yooyu parce que population bi tamit duñu leen jël en otage pour des intérêts personnels moo tax ñu bëgg naxanteeg moom ñu koy ñaan nga xam ni mooy sunu wayjur bu jigéen mooy sunu patron mooy sunu lépp mu jéem ñu saafaraal problème boobu 159 personnes yooyu wax dëgg yàlla si 2015 bi mu dugal leen si NEPAD bi ñu mun ko am comme ça su boobaa loolu ñu def ko de l'histoire ancienne. dañu ñëw ci ministère boobu di action sociale gis nañu ñu bëri ñoo xam ne dañuy faju léeg-léeg seen loxo du jot seen ginnaaw paj mi nekk loo xam ne doy waar la te am na fonds boo xamante ne pour cas yooyu la est-ce que yooyu fonds ci hôpitaux yi est-ce que ñu ngi koy doxal. waaw service boo dem nag dafa am lu ñuy wax le service social mais tey Sénégal tamit wax dëgg yàlla nit yi seen bopp ñoo bëgg lu yomb tey boo nee kaa leen service social mu ngi nii rek ñëpp dañuy ñëw ne amuñu parce que aujourd'hui tout le monde peut être indigent ku nekk mën nga xëy ne néew di doole laa moo tax ñoom tamit service yooyu dafa am lu ñu leen tàggatee pour ñu koy liggéeyee maanaam nit bu ñëwee amul doole dafay ñëw présenter wu ci service social bi bu présenter woo wax lan moo ko fi indi bu ko waxee léegi dañuy dem def lu ñuy wax enquête sociale loolu nag waa service social bi ñoo koy dem def suñ demee def enquête sociale bi après dañuy ñëw indiwaat këyit yi ci hôpital bi xayma liñ ci fa jëlee maanaam enquête bi dañuy dem fu nga dëkk ñu xool dëkkandoo yi waxtaan ak ñoom laaj leen ndax diw xam ngeen ko fii la dëkk ndax am na doole lan ak lan lay liggéey ñu xool revenu yi mu mën a am ak lépp parce que am na ñoo xam ne tey dañ leen di wax cas social te duñu cas social am na ñoo xam ne tey soo leen yóbboo boo leen yóbboo fi ñu war a fajoo suñ fa demee pour faju wax dëgg yàlla suñ fa demee soo gëstu ba ci biir di nga xam ne ñii am nañ lu ñu mën a fajoo ko waaye maanaam bëgg lu yomb moo tax ñu ñëw ci ay cas social am na ay politique tam yu état bi indi lu ñu mel ni loo xam ni dafa dem ci ay gratuité des soins am na lu ñuy wax plan Sésame léegi ñu ngi indi couverture médicale universelle loolu yëpp ñu ngi koy rafetlu waaye li gën a am solo mooy facture yu hôpitaux yi di am ci état bi di ko fay à temps parce que tamit tey booy xool plan Sésame am na ay hôpitaux yu bëri yoo xam ni plan Sésame a leen sukkaloo ba ñu ngi raam kon doxul léegi nag bu boobu doxul buñ ko fa bàyyi encore indiwaat beneen politique déedéet nañu xool bële naka lañ koy doxalee ba mu dox ñu doog ci teg couverture médicale universelle moom rafetlu nañ ko moom parce que xale yi dañuy faju de 0 à 5 ans te duñu fay dans toutes les structures mais dañu bëgg nit yi appliquer ko d'une manière boo xam ni structure bu ñu dem ñu mën ko fa am sans difficulté